waaw jërëjëf maa ngi suivre maanaam jëwriñ dooju wax li ñu koy njëkk a delloo si mooy njuumte am na ndax ferme bi dañuy wax ni c'est politique kenn du ko politiser. kon bu ñu nee ñun ndaw Pastef dañuy demander ku leeral ñu auditer instance bi ñu ciy sant suñu borom di ko xamal ni mi ngi wax sax moom ni 2015 ñu ngi fi nekk depuis 2009 def nañ ñetti assemblée générale devant les autorités maire bi mooy convoqué ak sous-préfet sécurité bi toog membre yi teew ñu def waxtaan jàpp naa ni ci suñu règlement intérieur ak statut GIE bi foofu la ñuy leerale par 4 ans waaw ñu ngi yeesal ça fait 2 ans dem nañ assemblée générale am nañu mandat 4 ans moom jàpp naa ni xëy na dafa juum meex bi ñuy yeesal boobu mi ngi fi toogoon moom amoon candidat boo xam ni mi ngi àndoon ak moom jàpp naa ni bi ñu jéemee def consensus sottiwul bi ñu dépuyee yàlla ci lañ joxe ndam sur 23 43 mu am 17 mu am 7 mu am majoritaire bi. GIE bi at bu jot ñaata fi dugg si kopp. waaw très bien am na solo GIE bi at mu jot mi ngi laal bu njëkk depuis 2009 ba 2005 ans maanaam 10 ans yu njëkk yi woon seen tur yi ñu ngi doon am 7 millions. mais yàlla dafa def 7 millions yooyu effectivement comité directeur bi comme ni leen ko texte bi santé ndax les 47 villages yi nekk Fandène yëpp am représentant ay délégué moomu dëkkam am na délégué léegi chef de village yi peuple bi ñoom ñooy tànn seen délégué yi teew délégué yooyu bu ñu teewee bu caution bi ñëwee comité directeur mooy réunir. mais président leeral ñu 7 millions yooyu la ñu wax. tool bi koy génnee. voilà non très bien 7 millions yooyu partenaire bi moo koy joxe. su ko partenaire bi joxee ci location bi mooy convention bi ñuy demandé. contrat bi moom moo wax ni heure bu ñu liggéeyee 7 millions yi dafa war a dem ci caisse GIE. caisse GIE boobu nag bu ci demee dañu am bureau 9 membres ak 33 délégués comité directeur. bu ngeen bayee ba pare partenaire bi dina leen jox 7 millions dina jox 7 millions. depuis 2009 ba 2019 bi. ci la contrat boobu jeex. Falilou Atta actuel fi mu ne moo fi nekk. moom sax yokku na contrat bi ndax mi ngi ci 14 millions 12 millions. campagne bi waaw bu campagne jotee dafay def 12 millions ndax bu njëkk ba 7 la woon mu defaat léegi fi mu nekk nii 12 millions 2 yi aussi dafay dem ci comme ni mu ko demandé ci conseil municipal bi. parce que loolu la contrat bi wax tey boo demee ci instance administration bi ak mairie bi fépp ci Fandène contrat GIE ferme Sourceau de Lalane ma nga fa jox nañ ko délégué bi jox ko sous-préfecture jox ko mairie bi. ba lu ci waay bëgg a xam boo demee ci sa délégué boo ko demandé information. dina la kon bureau bu bees bi ñaari at yi ñu rombagum encaissé ngeen 24 millions. 24 millions très bien encaissé nañu 24 millions yoo xamante ni wala war nañu encaissé 24 millions yoo xamante ni moo war a nekk suñu kees parce que ku ne xam na ni mbas mi am na fi mais nag loolu la ñu tënk moom la ñu bind. effectivement en tant que nag ni GIE di liggéey ak partenaire am ci compréhension parce que benn moment bi xam nañu ni liggéey bi doxatul nu mu war a doxee. il faut dire la vérité mais personnel bi ñu ngi liggéey ñu ngi leen di fay sur 100 personnes 150 personnes technicien agricole bi mi ngi fi salaire bi gën a néew dañuy def ak ñoom 20 millions yoo xam ne ci collectivité locale bi lay dellu mais fi mu nekk nii ci keesu GIE bi effectivement 24 millions moo xamante ni moo ci war a nekk ci xaalis voilà. moo si war a nekk moom moo ci wax xaalis boobu d'habitude lu ngeen koy jëfandikoo. voilà xaalis boobu bu ñëwee comme dañ koy jot par ay tranches selon ko nu mu ñëwee mais comité directeur bi définir na ni muy dikkee. dañuy wax ni jeunesse sport dafay am agriculture day am élevage dafay am social dafay am santé dafay am extra kenn ku ci nekk da ciy am fonds de roulement maanaam très bien comité directeur bi ñiy wax ni effectivement c'est normal parce que comité directeur lañ bokk fonds de roulement dafay am en tout cas daal côté bu ci nekk am na rubrique boo xam ni dañ ko ciy def ndax boo xoolee at yi ñu passé ñu ngi ci boo xoolee Fandène plus de 1000 et quelques adhérents yoo xamante ne nii ñu ngi leen dugal ci côté santé ci couverture maladie universelle. 2009 ak léegi président Diop est-ce que am na ay kuréel yoo xam ne ñooy saytu aussi liggéey bi xool est-ce que li leen santoon yéen a ngi koy def. waaw très bien parce que statut bi moom moo wax loolu dañu ni bu ñu toogee di liggéey ci biir mandat président bi ñetti at maanaam ñetti yoon la ñuy réunion ci at mi. ñetti yoon na yooyu nag bu ñu réunion ci at bi GIE bi ki mu war a rendre compte mooy comité directeur bi comité directeur boobu. délégué bi moom mooy ñibbi dëkkam bu demee dëkkam rendre compte chaque réunion dañuy génne PV yi wax li nga xamante ni moom lañ ñu santoon def leen lii fii def leen lii fii def leen lii fii def leen lii fii mais beneen bi ëpp solo mooy askan wi nga xam ne ñu ci biir ferme bi di liggéey aussi ndax ñu ngi leen di toppatoo ndax ferme bi mi ngi ubbi di liggéey
ndax loolu tamit duñ ko négliger lu am solo la ndax fin de mois bu ci nekk lu mat 10 millions 15 millions tabbi ci gafaka ndawu Fandène dafa am solo. lu ngeen di leeral ñuy wax ne maire bi ay nitam ñu mu bokk ak camp politique la fiy teg. waaw xam nga damay kontaan ci wax boobu di ko mën a tontu parce que dañuy juum man ngeen baal ma ndax ñu ngi ci domaine développement économique man damay def politique mais dañuy juum parce que ferme bi di tax leeral bi am solo bu njëkk ngeen baal ma ci historique bi SACIF moo ko gasoon jamono Abdou Diouf mais bi mu ko gasee objectif bi tey moo doon lii askan wi liggéey ci mais camp politique bi ñoo ci duggoon ba tool bi tëjoon na benn 7 ans 8 ans ñooñu nag ndaw liy wax tey dafa bokkoon ci bureau mag ñooñu nga xam ni ñoom xeexoon nañu ba ñu ni tool bi dafa am ay tendance A ak tendance B ba ñu tëj suñu ferme loolu nag la ñuy moytu ñu leen di wax ni ndaw lu jóg pour def fi politique am nga droit def politique mais lii kuréel la goo xam ni ku ci nekk sañ nga ci bokk li ñuy tere fi mooy ethnie ak kuy politique kon bu ñu déparé ni ñun ndawi Pastef moo tax ñu ne attention suñuy nawle lañu suñuy nattangoo lañu mais leeral leen aussi jot na ferme bi par assemblée générale rek la am obligation de rendre compte. mais fukki at yi ñu génn est-ce que mën nañ loo xam ne mën nañ ci duut baaram ne. si ferme bi la jógee loo xam ne jeexital la si dundinu askanu Fandène. waaw parce que doomu aadama dañuy wax ni jox xëy ndaw dafa am solo maanaam nit ku tamit wér am faju dafa am solo ndax dafa am ay prérogatives Fandène dafa yaatu tey fukki at yi bari na ci lim mais soo ko xaymoon tey nga xam ne mënoo ci construire sax ñaari écoles yu mag yu baax wala ñetti écoles yu mag yu baax parce que dafa am loo xam doo ko jël rek def ko ci benn côté boo ko séddalee tey lay dem ci santé dem ci éducation dem ci jeunesse sport dem ci social dem ci environnement dem ci bépp domaine boo xamante ni ndax fekk nañ fi nit ay nit jàpp ko ci frontières yi suñu gone yi mais gars yi consulté wu man en tant que président responsable moral la ñu laaj xaalis ma fexe jot ruwam ñu jàllale ko leneen li ci des nag mooy ferme yi aussi effectivement bépp ndaw bu nekk Fandène ndax xaalis bi ci agriculture la jóge fexe nañu ba ndaw yi majorité bi ñu déparé jox nañ leen élevage jox nañ leen ñu sàmm xaalis boobu sax demuñu rek jëndali leen jur pour lu ci wut dara dañ leen a defaral ay këyit ñu ñëw ñu jox leen 200 000 francs frais de dossier bi 10 000 francs la woon ñu jox leen ñu sàmmi ñu jógeeti fa jël ci ay xale yoo xamante ni nii yóbbu nañ leen ñu tukki tey renforcement de capacité foo dem tey département de Thiès amul benn xale boo xamante ni tey ba ngay dem fay nga ci sax photo ñooñu tey ñu ngi ci département bi di liggéey. ñiy liggéey si tool bi si Fandène lañ dëkk. mais bien sûr parce que ci contrat bi xam nga dafa am loo xam ni Sénégal lañ nekk aussi parce que mënoon ni foo dëkkul doo fa liggéey dañu ni ki dëkk Kédougou ki dëkk Tamba ki dëkk Matam am nañ droit liggéey fi mais attention waa très bien moo tax ñu def 70% dañu ni téeméer bu ne juróom-ñaar fukk yi na bokk ci njaboot gi moo tax ñiy toog tey gis nga leen ni comité directeur bi tey ñëpp Fandène la. jamono ji ñaataay liggéey si tool bi. waaw jamono ji tey fi mu nekk nii xam naa fiche de pointage bi demoon na 200 et quelques personnes technicien bi dina ci ñëw ndax mooy wax français bi bu ñu wàññee ba wàññi dañu dem fi mu nekk nii pour téye maintien ndax ferme yi ubbi fi mu ne di liggéey jafe na mais comme dañu ni sénégalais 100% la nañu téye ndaw ñi jigéen ñi mag ñi pour ñu am lu ñu def fi mu nekk nii ñu bañ leen a bàyyi ñu ñibbi lu mu néew fi mu nekk nii tey xëyee nañu 80 personnes yoo xam ne dañ leen a téye mais bi ñuy liggéey di def moment récolte ñu ngi woon ci ay 100 200 personnes. tool bi lu ñu fiy bay. waaw tool bi ñu ngi ciy bay fi mu nekk nii soble parce que bi Falilou Atta ñëwee xam nga ñoom dañuy def kenn ku ci nekk sa spécialité fi mu nekk ñoom di ñu am ay partenaires yoo xamante ni ak consommé local bi di bay soble gis nga ko nii li ñuy wax wet di gis bokku ci jaay nañ soble bi lii dem na Europe lii dem na ci Korité bi lii ñu ngi ci stocké vraiment loolu mooy li nga xamante ni moom moo fi jot a amoon dañ def tamit pavron tout ce qui lajum dañ koy bay ndax am na ay supame am na defoon nañ daaw carotte xaar rek lañ fi dul def comme ni ñu ko tàmmoon à def mais loo fi gis ñu koy consommé dañ koy consommé local dañ koy bay. ñaata ngeen di jëfandikoo actuellement. tool bi ñu ngi jëfandikoo actuellement tool bi li cultivable 70 hectares la mais actuellement ñu ngi jëfandikoo 40 hectares yi parce que boo xoolee tey des fois sax nga dégg ñu bari du ñu comprendre parce que dañ lay wax ni la 1 hectare soble ci emploi ci ndox dafay wecci presque 10 hectares xaal moo tax léeg-léeg nga dégg ñu naan tool ba lañ cay bay dafa xaw a ndaw dafa déedéet ndax tey boo xoolee fiche d'information pointage bi tool bi musul jël ci xaal 200 personnes te tey ñu ngi dem 200 personnes 50 150 personnes 70 personnes 80 personnes te li ci gën a am solo mooy ci biir mbas mi diiraa mbas mi nga xam ni kenn ku ci nekk yaa ngi am doon foo doon teg sa loxo au lieu que ñuy defi leneen dañu taxaw téye askan wi lu mu miti sur 12 mois
jox nañ leen 11 mois de salaire yoo xamante ni nii kenn demul fenn ñu ngi leen téye di ànd ak ñoom di liggéey ndax bu ñuy wax tamit lu mu def toujours dañuy wax ni xëy na dafa am ñoo xam ne dañuy tàmm mel ni suñ mbokku njaay ni xaar ci poste mais xëyu askan wi aussi ñu jege leen di leen tette ñoom li ñuy yóbbu kër ga dafa am solo. waaw ko jóg commission domaniale aussi bu maire Fandène si nga bokk coow li ñuy wax ne maire dañu bëgg ndaw Fandène ñu war a am terrain yu ñu dëkk moom mu bloqué lotissement yi la si leeral. waaw foofu aussi effectivement mën naa ci leeral ndax bu ma jégaloo sama nattangoo yi nga xam ne ñoom defuñu politique ay opérateur économique lañu mais man damay def politique jiite kuréel gi di wax mouvement MDF ànd takku liggéey Fandène nga xam ne slogan bi ci tool yi la jógee dañuy ànd rek ñun takku dem liggéey yi ñuy orienté waat ndaw yooyu di leen wax ni casquette politique bi nañ ko moytu ak développement bi bu ñëwee nag ci problème foncier bi Jean boobu wax dafa am loo xamante ni man commission domaniale Fandène laa bokk moom mi ngi procès en cours lotissement boo xam dafa am litige ba dem tribunal mi ngi fii ci ginnaaw procès bi ñaareel bi ci des moom dafa ma interpellé pour ñu auditer ñu mais moom dama ko interpellé ndax bi muy nekk ndaw fii ci tool bi il est le seul personne boo xamante ni moo nekk ndaw lu nekkoon secrétaire ci biir tool bi tey ku ne xam ne ni bëgg jàmm moo ñu fi bàyyi mais superficie bi matatul 100 hectares te moom mi ngi woon ci kuréel bi léegi nag bu ñu demee ci ginnaaw fekk ñu fay lotissé nii may wax ak yow bërki démb maa ngi demoon ci titre commission domaniale fekk fa benn bailleur boo xamante nii ñoom ñu ngi am benn contentieux tribunal moom Jean ca la bokk yóbbu na dossier bi Fandène dossier boobu mënaguñ ko vider au niveau de maire bu mu nax ndaw Fandène yi ni leen damay def politique sangoo deru béy boo xamante nii li mu bëgg ak fa mu jëm bokkul. waaw lotissement bi doo ci indi ay leeral. non parce que lotissement bi foofu laay daane jëm parce que lotissement bi moom déjà am na procès lotissement moom Jean am na procès lotissement. mais mairie bi la ñu wax. mais mairie bi procès lotissement mairie bi dafa am solo xam nga tax man 2009 laa njëkk a nekk élu mais maa ngi soog a gis mairie boo xam bi mu ñëwee dafa def cérémonie officielle pour jàppale ak njabootam ci lotissement kon bu ñu nee ñu ngi dagg suuf si ba askan wi amuñu fu ñu dëkk mi ngi xat ñu ngi dagg suuf si ferme yi mi ngi xat déedéet loolu nekkul parce que fi ferme yi nekk ak lotissement yi maire def nga xam ne peuple bi ñoo ko santaane bañ nañ ko ba tey en tant que commission domaniale di élu boo deful demande bokkal ak maire ndey ak bàyyi du laal suuf. 2014 bi fi le ministre maire Augustin ñëwee ak léegi ñaata lotissement ngeen fi defagum. waaw loolu bari na bariwul parce que soo xoolee superficie Fandène bi commune rurale amee ak léegi soo xoolee li maire dagg ci suuf moo gën a néew ci maire yi fi jaar li ñu daggagul loolu laa mën a wax en tout cas lu mën a xew ndax excitation Thiès ñun am na lu ñu ci xam mais mooy ki gën a néew mais jàpp nañu ni aussi mooy ki gën a jàppale ay ndaw dëkkam ci li mu dagg ndax man ñii fi toog ñii am na ci ñoo xamante nii ba ci man mi ci laa mës a amee enveloppe demal nga jox sa njaboot wala indil ñu social boo xamante biir dëkk ba la dëkk bu ñu demee Kër Maram bi ma dëkk ak yeneen i dëkk den fekk ñoo xam maire moo leen may tey kër ba ñu dëkk fa. kon maire lotissement yi ñuy wax ni mi ngi koy jox waa non lotissement yi mi ngi koy jox waa Fandène macha allah li ñuy wax nag daanu suuf dajul fépp. daanu dajul fépp. mais lu mën a bailleur yi mu ñëw mu daggal leen. non loolu gisaguñu ko. loolu gisaguñu ko l'essentiel daal li ñuy encore di waxaat mooy une fois kenn ku ne am nga droit def politique mais bul yàq deru kenn ngiru leneen loolu nag moom it dañ ci interpeller gens boobu nga xam ne. ñoom ay laajte la ñuy laajte. waaw mais day laajte mais ça fait parce que ñun it wax mooy indi wax. parce que xeer boobu ci kaw keroog bi ma séenee bailleur bi mu dem fa di liggéey bi ma ñëwee ni ko damay présenté comme président GIE ak membre commission domaniale fii nga nekk nii zone lotissée la woon dafa wax ba tudd ci genre boobu bailleur bi dem na Fandène bi mu demee Fandène ñu ngi ci ay entretien yoo xamante ni xëy na balaa yàgg la fa xew dañ ko xam te moomu tudd nañ ko ci. bailleur bi sénégalais la. non sénégalais la moom lu mën a xew comme moom déjà dafa bëgg lu leer incha allahu rabbi jàpp nañu ni aussi am na loo xam tamit dañ ko interpellé ngeen baal ma ndax dafa am ay kuréel yoo xam daf fi nekk bari lool ñuy ay ndaw ñun ñëpp di wuti mu ni moom dafa bëgg lu set te démb maa ngi waxtaan ak sama chef de village dafa jiite kuréel gi ñuy wax CIVD y a beaucoup de millions yoo xamante ni moo koy coordonné foofu tamit moom dañ ko interpellé daal ci CIVD bi na ñëw leeralal ñu la fa nekk ci xaalis yàgg na mosaguñu gis ACM te ñun def nañ ñeenti assemblée générale ñett ci ginnaaw fekk nañ fa kuy lotissé di laal xeer yi tudd nañ ko ci kon yooyu aussi ñu ngi interpellé monsieur le maire moom mu wool ñu ko loolu fan la tegu ak nan la demee ndax tudd nañ ko ci non du conseil municipal mais opérateur économique la tuddoo te léegi nag comme nee na dafay soxla dëkk bi vraiment buñ ko gisee mu nekk ci yenn poste yoo xam ni faloogul des na laaj yooyu tamit monsieur le maire mu interpellé ñu ko ndaka la demee